Yónneen gërëm naa la sëtu yónneen gërëm naa la sa baay Maalik gërëm naa la borom wil bi maana yónneen gërëm naa la sa maam Sëriñ Babacar Si def li magal ko waay gërëm naa la sa baay Maalik gërëm naa la borom wil Khalifa yónneen gërëm naa la sëtu yónneen gërëm naa la sa baay Maalik gërëm naa la borom wil bi maana Khalifa yónneen gërëm naa la ana soppe Sëriñ Babacar yónneen gërëm naa la sa baay Maalik gërëm naa la borom bi maxna Khalifa yónneen gërëm naa la sëtu yónneen gërëm naa la sa baay Maalik gërëm naa la borom bi maxna Khalifa yónneen gërëm naa la ay waay tu yónneen gërëm naa la sa baay Maalik gërëm naa la borom bi maxna waaw mani bëgg leen mbay kañ leen mbay jofasi leen mbay joxu leen mbay seen xol yi kenn du Khalifa mbay borom bi maxna nan gërëm naa la sëtu yónneen gërëm naa la sa baay Maalik gërëm naa la borom bi maxna bilaay mani Tiwaawan woote na kaar yaa ngi dugg leen dem ay waay ku fa dem mbay jàlle la borom bi maxna baay Maalik gërëm naa lay borom bilaay mani Tiwaawan woote na kar yaa ngi dugg leen dem cey waay ku fa dem mbay jàlle la borom bi maxna ay waay waaw sa baay Maalik gërëm naa xar ma ñëw xamante ni bi maxna bilaay ma ni waxtaan wi moo di lan li ñu Cheikh jox Maam Maodo teg ñu ci yoon wi mooy naasiril xaqi borom bi maxna di jaan bëgg leen mbay gëm leen mbay waaye dafa si leen mbay jox leen mbay seen xol yi kenn du Khalifa mbay borom bi maxna bilaay mani mooy naasiril xaqi bil xaqi lii ku ci sax booy dee tabbi aljana borom bi maxna Tijaan bëgg leen mbay gëm leen mbay ndeysaan leen mbay jof leen mbay xol yi kenn du Khalifa mbay borom bi maxna yëguloo ni ñun gaayu Khalifa mbay duñu mer foo ñu gis dañuy ree di waxtaane Khalifa mbay borom bi maxna because it has meaning for us as a center. It has meaning for all the religions, all three revealed religions, monotheist religions, as all of them derived from him. Remember the time when he called people to Islam and nobody followed him but two, a woman named Sarah and a man named Lot. Remember the time when only Ibrahim, Lot, and Sarah traveled to Babylon, Syria, Palestine to spread Allah's message, calling people to Allah, helping the poor, and doing good deeds. Ibrahim alayhi salam married Sarah. Lot immigrated to the land of Sodom and settled there. ñu ngi dalal bu baax suñu
Serigne Mansour Sy bu sëñ Abdou maam Abdou ñu ngi ñu gaawantu rek parce que li ñu fi indi tey mooy déglu suñu gan yi ñu fi am donc Serigne Mansour Sy Djamil suñ ko naroon présenté rek mën nañ fi fanaan ak ñi mu àndal ñëpp tam noonu la ñu mel donc ñu jeexal rek wax ni nitu multidimensionnel la homme de religion la homme de culture intellectuel chevronné responsable politique bu mag Sénégal chef de parti député à l'Assemblée nationale du Sénégal et candidat même à la présidentielle bii ñu jëm donc kooku suñ ko naroon présenté day yàgg mais ñu yemale ko ci foofu mu ànd tey ak panel bi ak professeur Mohamed Mbodj professeur Mohamed Mbodj aussi intellectuel émérite la professeur la fii mais balaa mu fii nekk professeur dafa nekkoon professeur d'histoire université Cheikh Anta Diop Dakar yamul rek nekk ci professeur histoire dafa nekkoon chef département histoire te ku xam département histoire bu université Cheikh Anta Diop dafa am lu ñuy wax l'école de Dakar en matière d'histoire c'est l'une des plus grandes écoles d'histoire du monde souvent dañuy waxtaan mu ne ma Ibrahima man bi ma nekkee chef de département difficulté bi gën a mag bi ma amoon mooy gérer sama personnel su campagne électorale amoon parce que professeur Ablaye Bathily candidat la woon à la présidentielle ci man la doon dépendre professeur Iba Der Thiam candidat la woon ci man la doon dépendre mu jàppee ko noonu donc c'était les grandes sommités moom la nekkoon seen responsable alors mu jógee foofu mu ñëw fii nekk chef de département à l'université Columbia University nekk fa 8 ans daal di dem Manhattanville College nekk fa chairman département African Studies ak African and American Studies mais li particulier ci professeur Mbodj moom ak professeur Souleymane Bachir mi nga xam ne dafa jégglu parce que dafa voyager nekk fii ak professeur Mamadou Diouf mooy seen disponibilité ak seen jaxasoo ak seen engagement ci communauté sénégalaise bi loo leen woo su fekkee rek may nga leen 1 minute dinañ bàyyi li ñuy def ñu ñëw fekkee ko loolu bëggoon nañ ñu seddeel ko communauté bi tey xam ni seen teewaay bii teewaay la bu quotidien bu ñu leen di gis suñu biir professeur merci pour ça daaneel ci Mohamed Sakho nga xam ni peut-être c'est le plus jeune du groupe mais aussi extrêmement talentueux imam la ci suñu biir nekk ci suñu intellectuel yi gën a avancé à l'âge de 9 ans il avait maîtrisé le Coran aujourd'hui il maîtrise presque toutes les sciences du Coran yal na ko yàlla sàmm il est en train de préparer son PhD dans une université qui s'appelle l'université Al-Mistak de University. C'est un écrivain, il écrit beaucoup. Il est également le fondateur de Islamic Cultural Foundation of America. Donc, professeur ou bien monsieur Sakho, imam Sakho, yow itam docteur ñu lay dalal ci teewaay bi. Donc, sans plus tarder, mën nañu commencer waxtaan bi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Khatim an-Nasir al-Hadi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Président Ibrahim njëkkee ci yow nuyu la ndax comme ci sa turandoo la ñuy waxtaane yow yaay dalal gan ñi mu mel ni ku mel ni Seydina Ibrahim bu ko njabootu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di waxtaane biir këram la nekk ñuy wax ne xam nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp xam nañ ne mooy the best creature ever created by Allah tabaraka wa taala waaye nag la personne la plus respectée au monde c'est le prophète Ibrahim kooku moom la ko yàlla may wala fi nag wala naar yi ñoo koy wax almaziyatu la taqtadi al afdaliya di nga am taalibe sax mu raw la waaye Ibrahim amee na ci barke yonent bi mooy
ñi yàlla bind amul ci kuñ ci gën a respecté ci àdduna bi ndax diine boo tudd mooy patriarche ba sama borom wax na ne huwa samaakumul muslimin min qabl wa fi hada dëgg la ni ko Serigne Babacar waxee yàlla nee na moo restauré l'islam parce que l'islam mooy diine bi yàlla am comme diine yàlla wax nañu ci alquran ne yonent yi yépp ci l'islam la ñu nekkoon Seydina Nuux wax na ne wa umirtu an akuna min al muslimin Seydina Moussa ba muy wax ak aw nitam mu ne fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin Seydina Suleymaan ne innahu min Suleymaana wa innahu bismillahi arrahmani arrahim allaa taalu alayya waatuuni muslimin Seydina Yusuf moom dafa bañ ba ne yàlla rey ma ci lislaam tawaffani musliman wa alxiqni bisaalihin Seydina Ibrahim nag yàlla dafa tudd ci moom lislaam ci ay barab yu faccanti ko ngeen baal ma nag ci vocabulaire u Saalum Saalum bi maag sëñ Fata ñoo ko bokkale Seydina Ibrahim yàlla wax na ci suratul Hajj niñ ko liiree sànq ne moo leen tuddee jullit c'est-à-dire moo ñu ko tuddee waat parce que Nuux ko fi jiitu te wax na ne jullit la moom Nuux yonent yi topp ci moom yépp alquran tudd na ne ay jullit lañu woon bu ñu tuddee Seydina Isa ci surat Ali Imran falamma ahassa Isa minhum alkufra qaala man ansaariya ila allahi qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llahi amanna billahi washhad bi anna muslimun kon Isa jullit la woon Seydina Suleymaan wax nañ ko léegi ci suratu Naml Seydina Yusuf te suratu Yusuf te ñun yàlla di ñu ko jàngal ci li ñuy def bés bu set muy julli parce que julli ñaar a ko seq allahu akbar assalaamu aleykum takbirun lillahi tabaraka wa taala wa taslimun li xalqillahi tabaraka wa taala maanaam màggal yàlla ak jàmmal mindeefu yàlla yi su may màggal yàlla te jàmmaluma mindeef yi kon màggalaguma yàlla al muminu man aminahu nnaas la yonentu wax sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam boobu benn la maanaam digganteem ak yàlla d'abord Ibrahim dafa xàmmeeku rek xam yàlla ni ko yàlla waxee wa laqad aataynaa Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi aalimin id qaala li abihi wa qawmihi ma hadihi tamahilu allati antum laha aakifun booba deretu ndaw gi mi ngi fi waaye xaal bi mu am ak boromam tax na bokkut ak ni muy waxee foofu bokkut ak na mu waxee baay ba ca suratu Maryam ya abati fii yàlla ne jox naa ko njubam bu yàgg baayam Azara donte am na ñu ne Azara du baayam parce que booy xool alquran fi mu njëkkee tuddee baayu Ibrahima rek dafa indi tur bi yi ci des yëpp mu naan baayam mais booy xool Fatiha Baqara Ali Imran Nisaa Maïda An'am ko zikar si ngeen xam muy subhanallah gee ca topp kon nag Seydina Ibrahima moomu modèle la pour ñun ci ouverture waaye modèle la ci pour ñun tamit ci xam suñu borom ak jege ko maa ngi gis Seydina Ibrahim foofu laay tëjee bi muy laaj yàlla ne ko na ko wan nan lay dundalee yi nga xam ne ñoom lay rabbi arini kayfa tuhyil mawta qaala awalam tuumin qaala bala walakin liyatma'inna qalbi qaala faqud arba'atan min at-tayri fazurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna yaatinaka sa'yan wa'lam anna allaha azizun hakim ñu ne ñeenti picc yi nga xam ne ñoom la ko sama borom waxoon ne ko na rey ñeenti picc yooyu benn nitu yàlla nee na ku mucc ci ñoom rek mucc nga xam nga nitu yàlla bi kan la Cheikh Alhaji Malick comme moom zawiya bi wala moom lañ ko tuddee te moo ko moom wax dëgg yàlla moo ko bind dafa bind ci kii ne man lam yatir anhu tuyurun arba'u wa ruuxuhu ila al ula laa turfa'u an nasru wal ghuraabu wa taawusu wa diiku wa diiku raa'i adaaka al aabu mu ne ñeenti jikkooy picc yi wala ñeenti jikkooy janaaw yi wala ñeenti jikkooy rab yi ku mu deñul ci yow sa ruux du mën a am fu mu jaaree ba yegg ci boromam subhaanahu wa taala
ñu ne ko ban la mu ne bu njëkk bi mooy an nasr mooy tan mu ne li ànd na kan nasri wa taawus mooy pawon vil akli mu ne wa zinati mu ne ni tan bëggee lekk taawus bëggee ko vanité sañse dégg nga baaxeñ bëgg xiiree ko ci àdduna parce que xër moo génnee Seydina Adama aljanna moo ko fa génnee nee na ak ganaar ni mu bëggee bànneex ñeenti yi ku mu dañul ci yow mu ne yow doo yegg ci sa borom subhanahu wa taala ñeenti picc yooyu ñu ne moom la yàlla rayloo woon Ibrahim pour wan ko nu muy dundalee waaye ci biir rayloo ga mi ngi ñuy jàngalaale ne jikko yooyu nañ ko génnee ci ñun ma ne jikko yooyu it ku ko génneewul ci yow doo mën a dund ak kenn maanaam feeg dindiwuñ ana arbaatun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu humali wa indi kon nag ñu jéggalu waaye ñu ñaan suñu borom barkeel xam naa ne ñun liñ doon def tamhid la rek borom xam-xam yaa ngi ñëw bu ñu ñëwee tabarakallahu di ngeen dégg li ngeen war a dégg waaye ñu am incha allahu tabaraka wa taala connexion boobu yonentu bëgg ñu am ko ak Seydina Ibrahim bëgg ñu am ko ak yonentu yi dégg nga dafa am benn arab yi bu ñëw di ko laaj fekk dafa mos a tase ak yonentu bi mu teral yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu ne ko sekk ma Madina ma fay la mu fekk ko Madina yonentu bi ne ko loo bëgg mu ne ko gëlëm guñ sëf mu indil ko loo bëgg jébéer bu ma liggéeyal mu indil ko loo bëgg muy wax mu indil ko muy wax rek li muy wax yëpp àdduna la yonentu ne xanaa doo lottu nag loolu lottu màggetam Moussa ma du la tane mu ne ñu ne ko lu màggetam Moussa ma meloon ñu ne yonentu yàlla Moussa ba muy gàddaay ak banu Israël dañ ko wax ne ko Yusufa dafa waxoon ne buñ génn mukk kat te yóbbaale wuñ bàmmeelam bu yóbbaale wuñ néewam mu ne fuñ ko suul ñu ne ko xamuñ ko de waaye am na fi màgget su ko xam ñu ne wan leen ma mu ne wan leen ma màgget mi ñu wan ko màgget mi ne duma la ko wan mukk tànk li ma bëgg defaloo ma ko mu ne ko loo bëgg mu ne ko murafaqataka fil jannati dëkkaale ak yow aljanna mooy la gis nga saxaaba yi dégg nañ loolu moo tax xale bi doon sotti yonent bi njàpp yonent bi ne ko loo xam loo bëgg mu ne ko murafaqataka fil jannati yonent bi ne aw ghayra dhalika mu ne ko huwa dhaak loolu laa bëgg mu ne ko kon nag bëri dimbale ma ci bëri sujjóot màgget si ne Moussa dëkkaale ak yow aljanna moom nga may warlul wala du ma la wan fi ñu suul Yusufa Moussa jaaxle sama borom wax ji ko ne ko jox ko lim la laaj c'est-à-dire yonent mi ngi ñuy wan ne lu ñu lottu nañ xër nag bëgg a nekk ak ñooñu le li saadatun min izzihim aqdaamuhum fawqa aljiba in lam akun minhu fali bi hubbihim izzun wa ja aadatu hubba rasulillahi mahsharati sallallahu alayhi wa sallam du loolu la wax walaysa li amalun alqaaka ya amali siwal wa taadimi kon nag ñu fexe jéem a jot saxaaba yi nekkoon ak yonentu ci cofeel ñu jéem a bëgg Ibrahim jéem a bëgg Moussa jéem a bëgg Isa te ku bëgg nit bëgg njabootam c'est-à-dire nañ xool sax yàlla sax mi bind ñëpp yàlla mi bind ñëpp ki gën ci njabootu yàlla gi mooy ki ci ëpp njëriñ te njëriñ nag mu ngi jógee ci mu ngi dalee ci xol soog a feeñ ci leneen soog a feeñ ci leneen donc foog naa ne incha allahu tabaraka wa taala loolu ñu góorgóorlu ci ñu ngi jéggalu suñu gan gu tedd gile ak suñu baay di Serigne Mansour président Sow ak Serigne bi si maa ngi koy wax Serigne Abdoul Aziz maa ngi koy wax ne ko daan naa gisanteeg Serigne Ahmed lu bari parce que maa ngi am office ba léegi rue Floris macha allah ñu ngi ziar bu baax a baax ak sama goro le consul sama jamaale tabarakallahu le consul général ñu ngi lay ziar bu baax a baax ak suñu gan yi nga xam ne ñoom tabarakallahu ñoo taaral jotaay bi Serigne Moustapha Senghor moom he is the most beautiful person in New York moom lay wax ni ku rafet la bu la waxee ku rafet la mooy nit ki moom dafay traduire anglais bi en wolof word for word macha allah sëñ Fata Sarr ngeen xam ko ci yitte ji ci baax gi tabarakallahu yal na yàlla yombalal ñu ba li ñu bëgg fii ci barke kiñ ko tuddee ñu am ko ci maa ngi leen di wax barke démb rek bayt ya ma defoon ci moom ba naan ko araka anil xatmayni xaqan xalifatan fasil niya bil xatmayni yaa Maodo Maliku may fekk maa ngi def istixaasa ci xanaa da ngeen baax rek moo tax ngeen boole ñu ci ndaxte suñu xam-xam ci li ñuy wax tey sorewu ci ñun ay historien lañu lu ñu gisul ci kayit yi wala de gasuñu ko ci xeer yi ay nit jàngaluñu ko donc sama intervention ci côté boobu dana du sore deuxièmement dañ ni ma wax tuuti ci dialogue des religions
ndax lu am maanaa la lu am solo kooku dinaa ci jaar tuuti. waaye balaay may commencer ma indi nuyoo samay collègues yi nga xam ni bi ñu ko waxee daje nañu il y a 2 semaines ci kër Souleymane ñu seet naka la ñuy def ñoom duñ fi nekk ñu ni ma kon yow yaa fi nekk soo demee rek nuyul ñu ñëpp seetal ñu ñëpp lu fa am rek baax na kon nga xam ni da ngeen baax parce que xam ngeen ni suñu xam-xam dëgg-dëgg solowul ci li ñuy fi waxtaane tey waaye terewul ngeen boole ñu ci kon boog jërëjëf yëg moom dafa am maanaa nit ki soo ko yëgee rek amul lu tuuti amul lu mag yëg ku nekk xam nga ki la yëg ak ki la yëgul kon li tax nga yëg ñu li tax ba association bi yëg ñu li tax ba waa Zawiya bi yëg ñu yal na yàlla def lépp liñ ci mébét te muy lu baax rek mu eggale ko ci lii ba tax fi samay waajur jóge dëkk bu ñuy wax ndomb ñëpp xam nañ ko waaw man dama yeewu sama àddina presque calendrier bi nii la dañuy gàmmu ji Waalo dañuy gàmmu ji Tiwaawan dañuy dem ziyaar année bi yëpp amul 3 mois yoonul toog te kër gi du fees ak i gan moo tax côté boobu aussi lu jara wax la sëñ Mansour mi xëy na xamante wuñu xamante bu jóge bien que am nañu ay amis commun comme Mamadou fekkente nañu reere nañu këram ensemble mais nekkandoo nañu Paris moo tax ma bëgg joxe boobu témoignage dans les années 70 léegi laa doon wax kii mu may laaj ni ma ban année nga def sa thèse ma ne ko 1978 mu ne ma kon grand temps yooyu ñooñu magee ay at yu tuuti nekk ci suñu kanam di diriger mouvement estudiantin bi à Paris lu tax may wax loolu moo di ni léegi Sénégal dañu bëgg ni ñi nekk ci diine ji doomu sëriñ yi waruñu dugg ci politique mosuñu ci génn ba di ci génn ba di ci dugg dafa am ñu nga xam ne yàlla def imam al cheikh al oustaz Mouhamadul Mountakha Sakho wax ak li fi professeur Mouhamad Mbodj wax ak li fi président Ibrahima Sow wax lenn rek laa mën a wax mooy ñaan ñoom lii seen xel nal ba génne ko te ñu delloo ko ci ay références yu wér muy alquran muy logique di mantiq di xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leneen ak xel mu rafet te yow boo na ma ni sa cheminement foofu lay jaar gannaaw biñ la xamee ci xam-xam ak mën a def istinbaat di mën a tibbe ci xam-xam bi ci référentiel bu wér loo xam ni da nga ci gindi ñi nga bokkal jamono ñun li ñu mën a def mooy ñaan lépp loo xam ni wax ngeen ko fi te mu nekk lu nit war a jëfe pour suñu jamono jak suñu dund jak ci wàllu dialogue islamo-chrétien wala dialogue pour un humanisme éternel waaw pas uniquement entre les religions monothéistes mais pour un humanisme éternel insaniya amma shamila daima baynal xalqi ci diggante mindaafanu yàlla yi loolu nekk na loo xam ni moo gën a yaatooti sax dialogue bu war a am ci diggante ñoo xam ne ñoo bokk baay ba pare muy Seydina Ibrahim alayhi salaam ñoo bokk maam ba pare muy Seydina Ibrahim waaw ak ñi nga xam ni ñoo di yonent yi yàlla yónni te joxoon leen ay téere ñi ci gën a siiw bokk ci ulul azm muy ña yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ña ci gën a metti mission yàlla tudd na seen tur te yàlla ne woon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Seydina Muhammad yow kenn du sa nawle ku dul sa mbokk yi nga xam ni ñoo ñi ëpp lu ñu muñ ngir mën a taxawal te samp bataaxel bi ma leen jox te ñu andi ko ci jamono
mu nekk ndénkaane yoo xam ni amul daytal amul fu mu yem te yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñële sax am na fu seen message yem waaye yow sa message moo di wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa naziran dama lu yónni ci ñëpp ku weex ak ku ñuul ak ku mboq ak kuy catholique ak kuy yahut ak kuy nasaraan ak koo xam ni sax bois sacré la gëm comme niñ koy waxee ca Casamance ak ci àdduna bi nga xam ni tey am na ñoo xam ni ba léegi gis-gis yooyu la ñu am ne ko nag ñi nga xam ni ñooy sa ndimbal te nekk sa socle te ñoo la jiitu woon ci coono boobu laa bëgg nga massawoo leen te ni nga leen di massawoo mooy nga fexe ba wéyal seen message ba nit ñi mën koo dégg mu di Nuux mi nga xam ni woote na 950 années juróom-ñeenti téeméeri at yu teg juróom fukk gaa yi di ko def tas fii naan kii daal tekkiwul dara di ko dénkaane sax ci ay mbind yoo xam ni dañu naan seeni ndono kii di bu ko kenn déglu de père en fils ñuy donnante loolu ba soo seetee ña mucc ba yàlla demee ba di fayu ba ndax yan ci yàlla mu Nuux li mu wax rabbi laa tadar ala alkafirina min ala al ardi min alkafirina dayyaaran innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran yàlla bu dama lay ñaan bu fi bàyyi kenn alagal ñëpp ndax foo leen mayeeti benn occasion rek daa ñoo raw max ñoo raw janax lu ñu nekk ca kippaaram daañ ko yàq innaka in tadarhum yudillu ibadaka soo leen fi bàyyee daañu sànq sa jaam yi wala yalidu illa fajiran kafaran du ñu jur kenn ku dul koo xam ni day weddi ndigalu sunu borom ba soog a wax nag rabbi xfir lii man nag jéggal ma wali walidayya ak sama ndey ak sama baay walil muminina wal muminaati ak koo xam ni gëm na ma ndax gëm na la wala tazidi zalimina illa tabaran ay halakan ñi ma weddi daal alak leen dégg nga yéen ci yàlla Moussa ñaanoon na ci Firawna pour Firawna yàlla alak ko donte la yàlla ci boppam moo ko ni Firawna man mii la gën a weddi man mii la gën a bañ kon yàgg sa mbokk mii di Haaruna maa ngi leen di yónni ci koo xam ni beew na ba jéggi dayoo muy Firawna waaye lu mu beew su ngeen demee na ngeen wax ak moom ci yar ak teggin ak sagesse muy xereñ ak xarala ak tey goo xam ni da nga xam nooy mën a dialoguer ak sax ki nga xam ni moo nekk l'ennemi numéro 1 l'ennemi public numéro 1 ci suuf moo nekk l'ennemi public numéro 1 ci asamaan mais terewul yàlla ne ko na nga dialoguer ak ñoom waaw te soo demee na nga wax ak moom wax bu yar idhaba ila firawna innahu taxa waaye teg ci faqula lahu qawlan layyinan na ngeen wax ak moom wax ju nooy Firawna ku beew la dama leen di yónni ci moom waaye soo leen demee bu leen jàmmaarloo bu leen xulo bu leen xeex na ngeen wax ak moom waxin wu tey laallahu mbesle moom yatazakkaru mu fàttalikuwaat kattanu yàlla aw yaxsha wala mu tiit kon nag nit ki na xam nu muy assagiré nu muy yare kàddoom ndax kàddu gu rafet mooy jur ëllëg njariñ fii ci kaw suuf moo koy jur ëllëg ca kanamu yàlla moo tax loola tax yàlla ni masalu kalimatin tayibatin ka shajaratin tayibatin kaddu gu lewet mi ngi mel ne garab goo xam ni yàlla nee na ka ko jëmbat daf ko jëmbat rek ba man maay agriculteur wala ingénieur bi nga xam ni maa koy suuxat maa koy saytu al kalimatu tayiba noonu la mel kaddu gu lewet te rafet te yiw moo tax ñun dañ ko war di jàng ci suñu dialogue yeeg ci suñu concertation yeeg ci suñu discussion ba ci xuloo sax mënul ñàkk waaye nañu xuloo bu civilisé waaw bañ a nekk xuloo boo xam ni sauvagerie la waaw asluha kaddu gu lewet saabitun mi ngi ci kaw suuf yàlla nee na maa koy dugal ba mu egg ca juróom-ñaari suuf wa faruha fi sama branche ya ak feuille ya ak meññet ma ouragan Michael mënu ko daaneel mooy li xew tey amoon na fi Katrina amoon na fi leneen imagerie boobu la yàlla indi mu nekk ay istiaaraat ak majazaat buy wane ni kaddu dafa am solo kaddu peuple mën na ca jage waaye kaddu peuple mën na ca alko adduna mën na ca mucce waaye adduna mën na ca tàkke
tuuti uklaha kulla xiinin yow mi wax kàddu gi sax bul seet ni xëy na fileeg déwén wala déwén jéeg wala fileeg fukki at le résultat yu probant yu propice yu positif di ñëw pour dëggal sa wax da nga weranteeg nit waaye jamono moo lay tontul amaana sax doo fekkee procès ba ak sentence ba doo ko fekkee mais rek sànnil kàddu gu rafet. bismillahi rahmani rahim. walhamdulillahi alladi bi ni'matihi wa jalalihi tatimu salihat. وبفضله تتحقق المقاصد والغايات وبتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. ورضي الله عن بحر الفهامة أبي العباس أحمد التجاني وجميع خلفائه. mbooloo mi fi teew أحييكم بمناسبة هذه الأمسية. هذه المحاضرة مباركة. هذا الافتتاح منير. وهذه المحاضرة التي تجسد الإسلام الذي ندعو إليه ودعا إليه قبلنا آباؤنا وأجدادنا بمقاصده ثلاثة. الخليفة إني جاعل في الأرض خليفة. tend dafa am émotion bu ma dem mais léegi mu dem waaw sama di gën xool la may jooy waaw. الخليفة إني جاعل في الأرض خليفة. وعمارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والعبودية والعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ma leen di nuyu بمناسبة هذا الافتتاح ñaan Yàlla أن أعادنا الله ربنا سبحانه وتعالى ñu fekke ka tey fekke waat ka ay fekke yu bare bare. Yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal. dama ñëwoon pour wax lu bare bare waaye ma bëgg concentrer wu rek sur le dialogue islamo-chrétien, sur le dialogue des religions. Je suis le co-président du Conseil mondial des religions pour la paix, qui a son siège Sri United Nations Plaza, bâtiment boobu janook 1 Million Hotel foofu mooy sunu siège. waaw gannaaw bi ma nuyoo ñëpp di nuyu imam Dieye di nuyu comité exécutif bi ak Moustapha Senghor ak
les membres du comité nuyu nag sunu waajur sunu kilifa ñun ñëpp du Cheikh Seydil Mansour dama bëggoon mu ubbil ma ndax jaar-jaar bi ma am ak moom bi ñu nekkee xale ba tey en 1957 sëñ Cheikh mës na ñëw campagne électorale 59 ñëw fekk ma sunu maam kër maam Khady Morone ñu toog di ko fa nekk maam moom sëñ Cheikh à l'époque mu génnee 5000 francs maam moom mu may nu ko 5000 francs 59 ni jënd leen ka tàngal ku sant si day bëgg tàngal waaw ma ànd ak moom fu nekk nag waaw ñu jàngandoo alxuraan bés bi ko sama Abdou indee jox ko sëñ Mamour daf ko dalal baasin mi mara ba pare ni ma sa taalibe ngoog maa ko defal li fent ba mu jeex defal ko ijji ba mu jeex waaye nag après moo ma raw kooku il faut que ñu yokk si waaw te mbaaxam moo tax man fàtte woon naa loolu mais mu ñëw di acci si man xool yàlla li muy def moom fan la nekk mi ngi nekkoon keer fa la jàngee asar waaye ajul mi ngi mel ne yàlla dafa ni ko négal sa turandoo négal bi ma ñëwee banque islamique ñu mu ñëw benn bés rek ni ma aj si na dama dem jëli ko fu mu daloon ni ko ñëwal aj si man à la banque islamique de développement bi mu nimee sama kër xam la no mu ni ma sama sëriñ ma ni ko sama sëriñ fan laa nekkee sa sëriñ mun ma danga fàtte yaa ma dalal baasin mi ma mbaaxam a tax waaye raw na ma itam il faut ma yokk ko si waaw mbaaxam ma bëggoon mu ubbil ma dafa am expérience yu bare yu nga xam ni maam moom ñoo ànd def ko ànd ak sëñ Mansour borom daara ci yóbbu ko fu nekk yóbbu ko Paris mu faju maam moom la woon yóbbu ko mu ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam moom la woon yóbbu ko mu aji maam moom la woon yóbbu ko mu umra maam moom la woon yóbbu ko mu ziyaare Cheikh Ahmed Tijani maam moom la woon keroog bi ma àndee xalif bi itam ñu dem ziyaare ji Cheikh sëñ Mbay maag moom la woon ma bëgg seede benn seede si moom sëñ Mansour dafa baax ba mbaaxam di ka gaañ ñi muy àndal am na ku ko wax léegi ni musuma gis ku woyofu na moom te kooku magam sëñ Mbay si xalif bi moo ko def mu ni ma Mansour dafa baax ba baaxam di ka gaañ ñi mu àndal te man expérimenté naa ko dañ daan ànd si kaaba gi suñu tawaafee xam nga waa Tiwaawan yu xeet yi suñu gisee ñun ñaar rek ne kaay leen tawaafal nu te xamuñu ñun ñi ngi tawaaf ba dara nekkatul suñu ay tànk moom su bëggee incité mu xëcc si loxo bi ni ko ñooñu dem sonn naa waaw moom noonu la ko yàlla melal moo taxoon ma bëggoon mu wax ndax xam-xam bi nekk si moom dégg bi mu dégg alxuraan dégg bi mu dégg ahadis niveau bi muy waxee c'est très rare ñu waxee ko yàlla tam dogal ma moom ñoo nekk ci Treviso depuis plus de 20 ans ñoo nekk ci Treviso man maa ko inventé ba mu dëgër moo woo ko mu ñëw woo sëñ Habib mu ñëw mais ñoom bi ñu ñëwee fi ñu yóbbu Treviso dafa dépassé lu nekk amul benn daje ko sëñ Hadj Madi bu mel na Treviso waaye yàlla ak taxawaayam ak xam-xamam ak fi mu ko yóbbu moo tax mu def loolu ma nettali benn affaire bu doy waar affaire boobu moo may kurus gi sëñ Babacar la nag bu leen ko xëcc nag sama loxo ba mu nag dama toog benn bés ak sëñ Mansour woo ma ni ma fekk ma VDN bi suba vers 9h ma ne ko lu xew mu ni ma sama nijaay moo gaañu te bi muy génn àdduna daf ma dénk boppam ma ne mu ni ma woo naa sëñ Mansour da baax mi ngi jóge Tiwaawan mi ngi ñëw fekk leen ma Petit Mbaaw ñu ñëw fekk Petit Mbaaw ñu toog tuuti sëñ Mansour ñëw ñu commencé di ndékki déglu leen bu baax li may wax yàlla dafa dogal lu nekk maa moom ñoo koy ànd lii itam du hasard wallahi lii du hasard dañ fi fekkante fii du hasard sëñ Mansour ñuy ndekki ñu toog tuuti xam nga lébu rek ñu nu mel
ñu toog tuuti rek chef de village bi di neyaayu sëñ Mansour ñu ni ko sëñ Mansour ki génn àdduna doomam yi nen nu doo ko jullee waaye frère am yi nen nu yaa koy jullee sëñ Mansour ni raxasu leen wiccax leen seen loxo ñu wiccax suñu loxo ñun ñu leen dem sa jàkka ja ñu ñëw si jàkka ji sëñ Mansour ni ma sëñ Mansour ma ni ko làbbay ko mu ni ma séddaleel jikko yi nanu jàng kaamil bi ma séddale ko ubbi kaamil bi sëñ Mansour a ngi toog ñu jàng ko ba mu jeex mu ni ana néew bi ñun defal nañ ko mi ngi lay xaar mu ni ana leen dem daanu xam ndax man maa koy jullee wala du ko jullee c'était la première fois ma gis néew bi bu ñuy xëccoo waaye sëñ Mansour ni man nag tey daa gis beneen jikko si man jikko sëriñ si dam koy simi tekk fee tey nag ngay gis jikko léebu fi mu nekk ak ñoom di ko defanteeg ñoom ba gaañi calmé mu bàyyi néew bi sëñ Mansour jullee ko bi ñu ko jullee ba pare mu woo sëñ Mansour génne xaalis bi bari ni ko jaxal baa ngi nii dem leen ngeen suuli ko su ngeen ko suulee ba pare dem leen ngeen yóbbu jaxal bi xale yi jël néew bi obligé ñëpp ñu dox dugaluñ ko ci oto ñun ñëpp ñu nekk ci gannaaw di dox teg te cimetière bi dafa sore bi ñu demee ba ci biir cimetière bi téye xadis yi téye xadis yi ba xale yi toog ci suuf aaya bu dem beneen ñëw xadis bu dem beneen ñëw waaw bi mu du Golfe les Iraniens acceptaient de venir en Arabie Saoudite pour discuter. Et ils disaient à l'époque que nous, entre les chiites et les sunnites, on est d'accord à 95%. 5% rek la ñu d'accord. Pourquoi mënuñu d'accord? Sëñ bi jox ma kii ni ma demal nga liir ko daa ko soxla ji ëllëg kii Màkka la ma ko joxe. kon tey si bésam bii ñu ñëw dans ce débat scientifique hasard amul. Dans ce débat scientifique sëñ Abdou ñëw ma indi livre bi pour ñëpp gisandoo ko xam ni moom li ko itteeloon rek mooy xiwaar mooy sa dialogue là dama fàtte wax ni bés bi ñu demee Mbaaw sëñ Mansour dafa gaawoon dem mais sëñ Mansour borom daara ji moo ma décoré kii ndax bi ñu demee nettali ko taxawaay ba mu fa tax mu yóbbu ma dugal ma si baytu xalwateem ni ma kii sëkru su maam Xalifa la waaw bi ko sëñ Habib gisee dafa daw seeti papaam ni ko papa dama gis sa kurus ga da nga ko jox sëñ Mansour mu ni ko waaw mu ni ko lu tax mu ni ko lu seey sa yoon mu ni ko jox naa ko kurus yi jox naa ko secret kurus yi donc maa ngi nuyu ñëpp di wax ni sëñ Abdou bésam la il faut que ñu fàttali li nga xam ni moom la ma sëñ Mansour wax si moom ak li ma sëñ Moustapha wax si moom waaw ni ma sa maam Khalifa daf ko daan jox caabi coffre-fort à l'âge de 17 ans mu ñëw delloo ko mu ni ko garder ko à l'âge de 17 ans sëñ Abdou moo yore woon caabi coffre-fort sëñ Babacar ak la nekkoon si caabi si coffre-fort bi waaw mu ni sama baay ni ma sëñ Abdou sëñ Babacar jox ko caabi coffre-fort rek jox na ko caabi coffre-fort beeg dara waaw muy nekk foofu ba sëñ Mansour ni ma daf daan def su ma jógee Jadda jaar fii fu mu nekk si àdduna danaa ko fa fekk benn bés mu ni ma fekk ma nu ñu koy waxee VDN bi ma fekk fa mu jël xatin xataat mu ma kaay ma dawalal sa téere maam bi jàngalu ko keneen ko dul man sëñ Mansour kon filil ma ay àlla imi lumta saliman filil ma saliman waaw ma ni ko saliman man ko mooy ku jaan mat mu ni ma ku jaan mat mu ni ma waaw mu ni ma lu tax mun nga sëñ Babacar dafa wax ne waaw ñi ngi koy yedd ngir cofeel bi mu am ci Cheikh Ahmed Tidiane mais dafa tëx si yedd yi koy yedd mi ngi mel ne ku jaan mat sa xel dem si dee da ngay dund ak da ngay dee yëpp sa xel dem si dee da ngay tëx waaw si loolu mu ni ma baax na
mun ma firil bayti bi stop votre kam min ayna ya'tika ghazulun ayna ya'ti kala azul wa munjidun alam ta'lam anni ala shabhi ba'i'un fa bahru istiyaqi kama wa yaqra يا منقذا إني خريق وفاز ومن أين يأتيك عزول ومن أين يأتيك العزول ومنجد ألم تعلم أني على شفع البائع mu ni ko yow mi nga xam ne yaa ngi may yedd ndax cofeel bi ma am ci Cheikh dafa feeñ ci sama ay sididu yaram waaw mun nga xanaa alam ta'lam anni ala shabhi ba'i'un xanaa ala shabhi ba'i'un ni ka xanaa xamoo ni sama yaram wi jaay naa ko Cheikh Ahmed Tidiane ba pare moom la sëñ Babacar wax Cheikh sëñ Mansour ni ma firil ma ba'i' ma ni ko jaay naa ko Cheikh mun ma ba'i' ma ni ko jaay naa ko Cheikh mun ma ba'i' ma ni ko jaay naa ko Cheikh mu ni ma ba'i' ma ni ko ba'i' mu ni ma jaay naa ko Cheikh ba wees ko ma ni ko dégg naa jaay bi dégg naa jëmm ji mais wes bi laa déggul mu ni ma jaay naa ko Cheikh ba wees ko sëñ Babacar ak rakkam yi sëñ Babacar ak ay doomam sa baay Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha man mii di sa baay sëñ Cheikh sëñ Abdou mais ñooñu la sëñ Babacar weese Cheikh mu ni ma waaye ba nga dégg-dégg ma ne ko waaw mu ni ma ki ka incarné ki nga xam ne moo jëmmal wes boobu yépp mooy sëñ Abdou Aziz ndax wolof dafa wax ne ñi nekk si kër gi ñi nekk si naaj wi moo leen si bàyyi te li nga xam ni moom la Cheikh yonent bi waxoon Cheikh ni ko wàccel maq si pënd bi amara nabiyu imamana bi tanazzuli mu ni ko loolu la sëñ Abdou def ñun ñoo nekk si kër yi moom moo nekk si naaj wi di maq si pënd bi te loolu dafa feeñ ba ni mu génne àdduna bésu tabaski ba 3 heures du matin sëñ Abdou ngi wutu tabaski xaru tabaski ba 2 heures mu rentré distribué xaru tabaski sonn tëdd julli fayal ba pare tëdd ñu toog di ko nekk si ayit ba midi ci waawoon julli wu ñu ayit ndax coono bi mu tëdd tëraay boobu mu tëdd moo ko yóbbu barzaax kon mënul wax ni sëñ Abdou il est mort les armes à la main waaw dafa maq si pënd bi ni ko yonent bi waxoon Cheikh waaw kon nag su fekkee ni dafa am bés bi ak lu nu mënti wax li fi doon wax bu jëriñ si sunu maam Ibrahima ñi ma jiitu si kàddu wax nañ ko waaye dafa am benn aaya rek boo xam ne bi mooy jëmmal gis nga sëñ Mansour bii gis nga xalifa bi sëñ Bay Si Mansour gis nga Pape Malick gis nga Sampa Abdou ñooy doomu mag ñi sam baay moo daan wax doomu mag ñi mu naan xale yi bu leen dóor seen dënd du yéen mag ñi la waaw te yàlla dafa tagg mag ñi fa lawlaa kaana min alquruni min qablikum ulul baqiya yanhawna an ilfasadi fi l ardi illa qalilan min man anjayna minhu wa tabaa alladina zalamu yàlla nee na ulul baqiya ulul xikma ulul ilm ulul tamyiz fa jaalnaahu samian basira inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura yàlla nee na du yéen ñi toog yëpp du yéen jàmbar ngeen waaye mag ñi ñoo leen teg si yiw yooyu mag ñi ulul baqiya yanhawna anil fasadi fi l ard nit ñu nga xam ne su safaan bëggee taxaw daanu ko duma ba safaan randu sëñ Abdou si ñooñu la bokk sëñ Mansour bii doomu mag ñi la bu leen fàtte ni bi Azhar di célébrer son 2 millénaires ak borom xam-xam yi nekk Sénégal yëpp ñi nga xam ne moom la sama Abdou njoboote moom mii la yónni moo dem Azhar def fa benn discours boo nga xam ne bi kenn du ko fàtteti ñii ñooy doomu mag ñi
waaye yàlla dafa wax ni man maa bind 7 milliards d'habitants sur terre 7 milliards 500 millions 1 milliard 500 millions ñoo ma topp 6 milliards woon ma gannaaw kon nag ku bëgg si 1 milliard 500 millions yi nag ma ko sante man yàlla du sa njàmbaar mënoon naa la boole si 6 milliards yi waaw mu ni mag ñi nag man maa leen seppi waaw su mu leen seppi woon wa tabaat lazina zalamu man maa leen seppi yàlla nag jàpp mag ñooñu ak seen doom dama ni keroog bi ma demee Touba ma wax xalif bi ni que benn mag moo liggéey waaw mooy ma Maram Mbacké meññ si Hajj Malik meññ si Touba waaye nag yàlla wax tam ni wa ma kaana rabbuka li yuhlika al qura bi zulmin wa ahluha muslihun yàlla nee na du ma demee bay bëgg duma fàttaliku si Hajj Malik dellu gannaaw su ma demee bay bëgg duma fàttaliku sëñ Touba dellu gannaaw waaw ndax mag ñooñu lépp lu nga xam ni moo am fii ñoom ñoo ko liggéey loolu mooy cëru sëñ Abdou si ñun mag ñekki liggéey bàyyi ko man dem naan tey fii ñu toll sëñ Mansour bi mooy chance ko sëñ Hajj Malik waaw ku añaanu loolu daa ko wax te moom xam na ma xam bu wér bu nga xam ne bi bu nekk xale ba tey am fukki at ñooy ànd maamam xam ne du sama jukkoo ma koy jëy du ma jëy kenn waaye fii ñu toll te du hasard yàlla indi ko fii tey te man de loin à Bali je viens de la réunion de la Banque mondiale les assemblées de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tous les soirs maa ngi branché fii li xew yëpp gis na ko mais maîtrise bi mu contrôler lépp waaw te kenn yëgul dara mu rafetaay bu nga xam ne bii sagu tariqa bi la sagu diine bi la sagu Sénégal la itam kon na yàlla guddal fanam kon yéen chance bu rëy a rëy ngeen am chance la bu nga xam ne bii itam hasard amul ma bëggoon rek wax leen ni j'ai fait un très beau texte sur Seydi Hadji Malick naa leen ko liiral bala may pare te mooy borom bés bi mooy borom jàkke ji waaw c'est pas un très long texte mais ce que je voudrais mooy wax leen ni dama dem Bali si les assemblées de la banque et du fonds Bali c'est la plus grande station balnéaire du monde ñëpp fa la ñu jëm Banque mondiale utilisé ko ba mu fay jóge 28 heures d'avion laa def ak si Sénégal bi ma wàccee avion bi mënu ma taxaw ma dem nopp lu tuuti jëlaat avion ñëw fii mais gis nga les préoccupations da nga wax léegi sunu maam Ibrahima Abou Tawhid te loolu moom laay duggee ci sujet bi ndax mooy sunu sujet tey sunu maam Ibrahim dama dem Bali c'était une ville bu nga xam ne bii 90% d'hindous et 10% de musulmans alors que le pays lui-même le plus grand pays musulman du monde avec 250 millions il y a 90% de musulmans et 10% d'hindous mais nga jëm Bali 90% d'hindous hôtel yi gën rafet ci àdduna foofu la nekk mais réceptionniste bi nga xam ne bi moo jël sa facture que ça soit à Sofitel que ça soit à Holiday Inn que ça soit au Méridien que ça soit à Hilton mi ngi amee benn statut teg ko su ndekki jotee mu jox ko mu ndekki su añ jotee mu jox ko mu añ si reer jotee mu jox ko mu reer te ndekki bi mu ko joxoon ma nga fa añ bi ma nga te reer bi ma nga fa waaw kooku la ma fa nekk yépp maa ngi xalaat si sunu maam Ibrahima waaw bi mu waxee baayam ni que pourquoi ngay jaamu ko nga xam ni kii laa yasma wala yubsir wala yaxnika
wala yaani anka shay'an pourquoi ngay jaamu ko nga xam ne kii mais mënulu la dara nga koy indi muy reer di koy indil muy ndekki te du dara te kooku mi ngi ko waxoon si jamonoy maa Ibrahima sa maa Ibrahima yàlla may na ko xel bu nga xam ne bi insaniyam niyatam mayu ko muy jaamu xelam mayu ko muy jaamu asnaam mais ñoom avec tout leur développement les hindous mais c'est des gens développés soo demoon tey à Londres pharmacie bu fa am hindou yi ñoo koy contrôler ici aux États-Unis du point de vue de l'électronique suñu paanee si guddi gi fan lañ koy yóbbu Inde lañ koy yóbbu mu dépanner seen électronique yi su suba kon ñooñu am nañu xam-xam duñu ay jaahil waaye li ñuy am xam-xam di am xel yépp seen xel mayul leen ni doj wala bant bu nu yet du lekk bant bu nu yet mënul leen dara mais ñoom foofu la seen xam-xam tollu waaw donc nga gis ni sujet bii ngeen choisir sujet la bu nga xam ne bii sujet bu am solo la et si benn point mu Ahmed Shawqi muy wax bi nga xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na mu ni ko atayta wa naasu fawda la tamurru bihimi ila la ala sanami qad hamma fi sanami waaw si nahjul balaaga si nahju burda bi Ahmed Shawqi tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bi nga ñëwee atayta wa naasu fawda bi nga ñëwee ñëpp xam nañ ni y avait une anarchie totale bu nga xam ni moo am si nit ñi ndax ñi nga xam ne ñooy jaamu xelem ñi xam na ni xelem yi mënoonu leen dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee di toj xelem yi si Makka xam na ni xelem yi doy leen dara mais seen fawda seen anarchie dem na ba xamal leen ni yaakaar loo ni xelem bi mën na leen wa jaa min aqsal madinati rajulun la yasalukum ajran wa hum liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan in yuridna rahman bi durrin la tughni anni shafa'atu shay'an suratu Yaasin Abuna Najjar mi ngi romb dégg xuloo bi xuloo seexluwul dëgg seexluwul alal seexluwul taar seexluwul fu ko neex lay tag bi mu déggee xuloo bi mu ñëw nangu xuloo bi indi leen si tawhid nii yii ngeen di jaamu lan la tey su ngeen amoon problème yàlla di leen duma ñii mënul leen dara donc c'est un débat éternel mu nekk si ñu leen di menacé comme ni nga xam ni moom la Ibrahima menacé doomam ni Azar bon noonu la menacé doomam ni ko doo bàyyiwu ni ngay def na laa la duma danaa fexe ba nga sore ma kooku c'est un très ancien débat un débat bu nga xam ne bii li si am importance li ñu waroon wax suñu maam Ibrahima yaa ko wax ñu kontaan si lool c'est umqu tahlil waaw wal maalumaat waaye dafa am une question essentielle bu nga xam ne bii mbañ ngi posé na ko we have to go back to our fundamentals and to analyze the situation we are living today ma bëggoon rek comme maa ngi nekk si au niveau du Conseil mondial des religions pour la paix te li nga xam ni mooy xew si adduna bi soo ko nattee si sunu maam Ibrahima defar nga natt ka itam si li nga xam ni anbiya u yëpp ñoo bokk mbarka mi ñu naane al anbiya ixwatun wa diinuhum waaxidun waaw yaftari baadu nnaasi alkazib ala an anbiya allah fa yaquluuna bi anna muhammad diinuhu alislam wal isa jaa bilmasihiya wal muusa yahudi wa huwa kazib ala allahi taala qaala fal anbiyaau jamian muslimuna qala allahu taala am kuntum shuhada is hadara yaqub al mawt yaqub bi mu nekkee si sukuraat dafa woo ay doomam ni doomam yi kan ngeen di jaamu sama gannaaw ñu ni ko daanu jaamu sa yàlla maam Ibrahim lay wax kan waaw ilahu abayka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa antum wa nahnu muslimun wa nahnu lahu muslimun waaw mu ni ko suñ demee soo demee daanu jaamu sa maam Ibrahima daanu jaamu
Ismaïl daan jaamu Ishaq te jaamu boobu ñu koy jaamu moo ñuy def ñun muslim donc bien avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baatu muslim yi feeñ na kon ñoom ñëpp li koy wane amana rasul waaw léegi amana rasul soo ko jàngee daf lay wan ni soo gëmoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem si ay xare ba dee si xare bi te gëmoo ni Isa yonent bi gën a gëmoo ni Moussa yonent la gëmoo ni Ibrahim yonent la sa iman dëgërul xoolal le niveau d'œcuménisme et yaatuwaay boobu nga xam ni moom lañ yaatu xam nga li am importance aujourd'hui mooy seet ce fonds commun bu nga xam ne bi ñun ñëpp am nañ ko comment se fait-il que mu am ay divergences comment se fait-il que mun nu dagaloo ñun ñëpp benn yàlla bi la ñu am muy subhanahu wa taala waaw donc il faut que ñu décrire réalité bi lan la ngeen may ma rek ma junj ko tuuti ba pare jox leen ñaari exemple bu njëkk bi mooy lan mooy la lettre de Jaafar le discours de Jaafar bi mu ñëwee si Najashi ak risalatul Makka waaw wala risalatul Médina aw aqdul Médina bi nga xam ne ni gàddaay nañu ñëw Médinatu Munawwara situation ba fa yonent bi fekk de situation de vivre ensemble et de cohabitation. Il appartient à tous de décrire la réalité avec la plus grande objectivité à la manière de William Wendley. Wendley mooy secrétaire général bu the World Council Religion for Peace. mu ni our world is marked by wars, the spectre of terror, vast expenditure on arms, the spread of mass destruction, outdated and inadequate notion of security, the scandal that half of us are living in dire poverty, major diseases, pandemics, and an already vulnerable earth. Let's be honest with one another. In this room, we can be honest. Our religion, all of them, are perpetually vulnerable to being hijacked. I'm not speaking of my own religion or of one religion or at any one time, but all religion across line. Today, our religion are being hijacked by religious extremists, hijacked by unscrupulous politicians, hijacked by sensational journalists. And our vehicle of faith must be rescued from the hijack grabs. Et dans la même veine, au cours de cette assemblée, qui avait pour thème Confronting Violence and Advancing Shared Security à Kyoto en 2006, Son Altesse Royale, le Prince Hassan Ben Halal, a dit « We must not allow the action of small groups and extremists perverting the meaning of their faith to foment a dangerous clash of civilization that would bring untold destruction and misery to the people of the world. » ñooñu ñëpp wax nañ ni tey dafa mel ne dañu pirater suñu religion ñu nga xam ni amuñu benn xam-xam si diine xamuñu dara si diine ñoo ko hijack ñoo ko pirater di si def leen neex di wax ay affaires yu nga xam ni day provoquer réaction xale bi fi romboon gis ñuy tabax suñu jàkka mu ñuy get out of here, we don't want Muslim here, tu vois loolu ñan ñoo ko provoqué ñooñu ñoo ko provoqué. Et mën nañ si wax lu bare bare bind naa si lu bare bare depuis très très longtemps. Je peux donner l'analyse de Gramsci sur l'intellectuel organique bi mu wax si si Hadj Malick wax si ñëpp mais ma bëggoon rek jàngal leen étant donné que audience bi yamul fii rek ñu ngi koy jël en direct te bésu si Hadj Malick na ma bëggoon leen wax li nga xam ni bindoon naa ko si moom ah waaw mu ni l'exemplarité de la vie d'El Hadj Malick fonctionne comme une expérience hors commun d'un homme qui incarne la figure essentielle du marabout moderne, un homme habité par le souffle du Coran, porté par la passion du bonheur de son peuple et engagé dans les grands débats de la vie sociale. Ifham Munkir al-Jani est constamment préoccupé par la fécondité du message du prophète dans la construction du destin de l'homme qu'il a décliné dans bon nombre de ses poèmes et incarné dans sa conduite de tous les jours. Il était d'abord un enseignant et Ferdinand Quesnot, attaché à la France d'Outre-mer,
dans les cadres maraboutiques de l'islam sénégalais, documentation unique sur les chefs notables et religieux du Sénégal, dit à propos de l'Hadj Malick Sy, Touba Moyorde, la haute culture de l'Hadj Malick Sy, la renommée de ses études, sa vie exemplaire et son désintéressement expliquent l'influence exercée par ce marabout de 1902 à 1922 et la vénération dont il est encore l'objet de la part de tous les musulmans du Sénégal. Par son enseignement, El Hadj Malick Sy devait contribuer pour une large part à la division de la science coranique au Sénégal. De la Zawiya de Tivaouane sortiront en effet à partir de 1902 de nombreux maîtres d'école coranique qui répandront le tijanisme à travers tout le pays et feront plus pour l'implantation de cette doctrine que les sabres et les fusils d'El Hadj Omar. Moi, je ne voulais pas le dire, mais nous français, c'est-à-dire que si Djamou partout au niveau du Sénégal, à sa mort en 1922, le tijanisme avait conquis les couches supérieures de la population et exercé une influence prépondérante non seulement sur les musulmans des grandes villes, mais aussi sur les villageois de l'intérieur. Seydi Hadji Malick était aussi un chef réformiste qui a su réaliser une synthèse harmonieuse des genres en fondant dans une même écriture une analyse théorique et un appel à l'action qui donne à son œuvre ce caractère inclassable. Ken xamul ndax philosophie la, ken xamul ndax littérature la, ken xamul ndax histoire la, ken xamul ndax politique la, ken xamul ndax linguiste la, ken xamul ndax juridique la, ken xamul ndax mystique la. Voilà. À tous les naufragés de ce monde, en quête d'identité, où l'arbitraire régnait de manière absolue, l'islam apparaît comme le seul espoir du salut. Seydi Hadji Malick Sy a surgi au sein de ce groupe social et lui a donné une certaine homogénéité et une conscience sociopolitique, selon la définition gramscienne de l'intellectuel organique. Et David Robinson, analysant l'attitude de certains marabouts durant l'époque coloniale, écrit « On ne pourrait être tenté d'introduire la notion gramscienne d'intellectuel organique. Il soutient que les marabouts tels que El Hadj Malick forgèrent leur carrière au milieu de soutien que les marabouts tels que El Hadj Malick Sy forgèrent leur carrière de l'ordre colonial naissant. Ils développèrent un capital social pour leur chef grâce à la capacité de résoudre les problèmes et d'interpréter les solutions. Mais ils avaient également pris soin de développer et de protéger un capital symbolique qui était complètement autonome vis-à-vis du régime colonial que ce dernier finit à son tour par accepter. Donc, de nous affirmer cette personnalité, capital bi si bopam nangu naka. Donc, bëggoon rek conclure sur El Hadj Malick, c'est un fait. C'est le séminaire de Ndiarné. Ñan ñoo fa daje. Ak nan la El Hadj Malick fexe ba dagale leen ñoom ñëpp. La première école normale supérieure du Sénégal, El Hadj Malick moo ko créé. Parce que c'était la formation des enseignants, c'était des gens déjà formés. Mokkal Alxuraan, jeexal téere yi. Mais mu bëgg leen orienter, jox leen une formation spirituelle bu nga xam ne bii jànguñu ko si daayira. Seydi Hadji Malick dagale leen. Région bu nekk am na représentant. Mu ni il serait intéressant de relever les groupes identifiables parmi les 95 disciples du maître. On y compte un certain nombre de personnes originairement de Saint-Louis, de Gandiol, de Fouta occidental, du Waalo et du Jolof, c'est-à-dire des disciples qui proviennent de toutes les zones où Malick s'est déplacé au cours de ses années d'études et d'enseignement à l'exception du Trarza, c'est-à-dire en Mauritanie. Le contingent du Jolof comprend des frères et des parents du côté de son père. Il y avait aussi bon nombre de descendants des participants aux luttes de Maba Diakhou, des habitants de la péninsule du Cap-Vert, notamment des Lébou et des Layènes. Le trait le plus remarquable du groupe, cependant, n'est pas son origine, mais son déploiement, principalement dans les villages et les villes du Kayor, du Baol et du Sénégal occidental, notamment le long de la ligne de chemin de fer. Ses disciples occuperont des fonctions de maîtres.